Soumari.com ñëwati na ak la super promo Tour Wix du 4 au 18 octobre 2021 fekk leen sur www.soumari.com ak ci bépp boutique Soumari vos produits électroniques électroménagers ci ay njëg yu doy waar smartphone Huawei Tecno Oppo etc. au prix les plus bas du marché lu mësta am des cuisinières 4 feux à partir de 77 000 francs ay congélateurs 6 tiroirs à partir de 243 000 francs des téléviseurs smart 43 pouces à partir de 160 000 francs 32 pouces à partir de 108 000 francs te des na de Huawei Nova 8i 128 Go à 195 000 francs AirPods Huawei FreeBuds 3i à 59 000 francs dong te li si gën a neex mooy iPhone 13 bi ngeen doon xaar yegsi na waaw te modèle yëpp nag déglu leen bu baax iPhone 13 à partir de 786 000 francs dong mani ñoo ko déggandoo daw sil gaaw balaa jeex commandez directement sur notre site wala ci 33 842 25 05 78 636 56 20 wala nga dem ci Soumari bi nekk Bourguiba woo leen ci 33 824 72 73 wala Soumari parcelle rond-point case bi au 33 855 55 00 mani ak Soumari jaay lu yomb saa su ne te wóor. Merci d'être avec nous bonjour mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média bis bi tey tombé na ak 21 octobre 2021 ñu bég lool fas yéene ànd ak yéen ba ca kanam 14h yenn saa yi ñu xaw a cof tuuti sax ci diggante 14h ak 15h en tout cas on est là pour vous accompagner heure pause jot na ci télévision Futur Média ñaar la ñuy boole information ak divertissement tey nag lu ëpp ci émission bi wax naa ko démb dañu ko jagleel weer bi ak ni mu bindoo di octobre rose nag xam ngeen ni ay at a ngi nii fépp ci àddina bu mois d'octobre duggsee dañu koy jagleel sensibilisation gi ñuy sensibiliser ngir xeex li nga xamante ni moo di cancer du sein bërki démb rek lañ doon célébrer journée mondiale du cancer du sein gis nañu ni fii Sénégal ñi ci gën taxaw mooy ligue bi di LISCA waa LISCA nag daanaka ñu ngi def tour du Sénégal waaye tour du monde ndax am na ay waxtaan yoo xamante ni ñu ngi koy amal sax ak médias étrangers yi ñun nag ci suñu rôlu service public donte télévision privée la saa yu mel nii amee dañ ciy taxaw ànd ci ak ñi nga xamante ni ñooy mëne combat yooyu le d'ailleurs vous avez remarqué que depuis ce matin lu ëpp ci suñu ay programme ñoo ngi ko jagleel wàllu wér-gu-yaram parce que wér moom ci la lépp xaj waxtaane nañu ñi amee insuffisance rénale ak jafe-jafe yi nga xam ne am nañu ko ci clinique boobu la ñu doon fajoo jot nañ ci waxtaan lu bëri ci Infos Matin ci diggante Faty Dieng invité yi ak nga xamante ni moo di Chérif Dia ñun nag dañuy àggali di sensibiliser surtout par rapport ak wopp bi la nga xamante ni moo di cancer li ñuy bëgg nag mooy tabu bi dañ nga xam ni bu la dalee nga jàpp ni suñu borom rek la ko teg waaye xam ni itam ni luy wér la duma ci sori daañu ci waxtaan bu ca kanamee ak docteur Fatma Guenoune elle sera avec nous pour ñu waxtaan ci taxawaayu LISCA waaye itam am na ay témoignages yu ñu jëlee ci ay jigéen yu jot a jund li nga xamante ni moo di cancer du sein yéen itam ak fu ngeen mën ci nekk mën ngeen bokk ci mobilisation bi la nga xamee ni Midi Plus def na ko tey surtout ngir jàppale jigéen ñi nga xamee ni ñoo amee cancer du sein am ngeen possibilité soit ngeen réagir ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi ak hashtag bii di Midi Plus bu la neexee itam ngeen woo ñu téléphone bu ko defee ñu nit ñu mën a xam ni ngeen koy dundee permettre itam ñeneen ñi ñu mën a xam naka la ñu koy dundee maara day taali bu leen dalee waaye nag li am solo mooy borom xam-xam yi nee nañu ci fukki jigéen juróom-ñeent yi dañuy wér ci cancer ci kaw ñu dem defi li nga xamante ni moo di dépistage bi boo gisee ñu ciy wax ni librement dañu bëgg je le rappelle encore tabou bi dañ parce que tabou bee tax ñu bëri peut-être dañuy rus a faju wala dañuy rus a wax li leen dal ba lu metti dal leen ci wala ñu faatu ci wala mbir mi métastasé wu ci seen yaram yooyu yëpp nag mën nañ ko éviter heureusement ba Sénégal am na ay médias yu mel ni télévision Futur Média ngir di sensibiliser ak di jàppale ci lépp loo xamante ni jëm na ci réew mi ak lu leen soxal donc on fera une émission spéciale
sensibilisation ci dépistage u cancer du sein dans quelques minutes Fatou Kiné Deme nous rejoindra parce que Fatou Kiné lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wér-gu-yaram moom lañ ko dénk fii ci rédaction bu télévision Futur Média mais en même temps LISCA itam ak taxawaayam ak ni ñu leen war a jàppale on en parle tout à l'heure dans cette émission bu leen fàtte ñu ngi jëm itam ci teranga yi ñu leen dig depuis que ñu tàmbali midi plus bi boîte yaa ngoog waxaat du bëri wax tubaab sax wax na ko la répétition elle est pédagogique waxaat du bëri wax de lii lépp ay boîte la yoo xamante ni à partir de xamatuma sax xam naa dinaa woo ab seetkat mu wax ma kañ laa koy tàmbali mais lépp taxaw na lépp yemb na xaalis baa ngi fi téléphone portable yaa ngi fi billet d'avion yaa ngi fi maanaam teranga yëpp ngi fi quoi c'est-à-dire du ay cadeau como ay téléphone portable yu mujjee génn ay enveloppe bu 400000 ay enveloppe bu 500000 ay enveloppe bu 1 million 60 millions ay kër c'est-à-dire yi ñuy joxe boo ko déggee sax sa xel day dal. Et nous on vous offre tout ça ci midi plus bi tous les jours à partir de 11h45 depuis une semaine nag ñu commencé émission bi tàmbalee gu ñu séddale enveloppe yi ngeen di tànn seen i boîte yi benn bu ci nekk am na ku ñu ko tuddee waaye loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey ak SVA service à valeur ajoutée bu télévision Futur Média bés bu yembee rek en tout cas dinaa jël nag sama temps di leen séddale ngeen di woote di ngeen jàng mais en même temps di ngeen mën a am xaalis ak ay cadeaux yoo xamante ni ça peut vous faire plaisir. Donc li may faral di wax midi moins c'est cadeau et c'est pour vous ci télévision Futur Média donc mbir ngeen numéro de téléphone yi du jar ma koy fàttali l'essentiel mooy bés bu ñu ci tollee fii léegi suba wala gannaaw suba wala fii léegi ay fan bés bu ñu ko tàmbalee rek yéen bu ngeen wootee dinañ leen jox li nga xam ne ni seen wërsëg dina ci nekk ci jotaay bi li nga xam ne ni moo di midi plus. Alors tey 21 octobre on va en profiter pour souhaiter une bonne journée aux natifs de ce jour xam naa ki leen di yóbbaale mooy Kim Kardashian parce que tey lay am 40 ans oui ni ngeen koy gisee mu rafet elle a 40 ans hein elle a 40 ans aujourd'hui voilà mu ngi juddu 21 octobre comme tey c'était en 1981 ca dëkk bu ñu naan États-Unis pourquoi je parle d'elle elle fait partie des femmes yu dëkkul Sénégal mais fii Sénégal dañu koy suivre depuis très longtemps Mado boo ko laajee mu ne famille Kardashian la bokk il y a beaucoup de filles yu nekk fii Sénégal moom Kim Kardashian c'est une référence la voilà ci koo xamante ni day wone toute sa vie ki mu doon sëyal sax barki démb dégg naa mu naan dafa changer tour Kanye West dañ koy woowee fii Sénégal ñoom américains yi tuddee ko Kanye voilà Kanye West Kanye nag nee na changer na tour léegi yee la tudd xam naa ku neex la comme man rek di def lu ko neex moom daal ni muy mel lundi bokkul ak ni muy mel mardi voilà bon malheureusement sëyam mbàkk Kim tas na xam naa du ma ci sori damay bàyyi waa people parce que télé bi am nañu gangu people ak gangu kaa ñu ngi préparé sax ay émissions yu mag gang boo xamante ni kaa rek mooy seen métier ñoom Coro ak ñoom Awa Gaye ak ñoom Bijou Ndiaye ñoom daal ñu ngi pare benn renforcement d'armée de cas voilà xam naa ils parleront de Kim Kardashian peut-être parce qu'elle fait partie des icônes yu ñuy suivre yu dëkkul fii Sénégal et puis elle est en rose gis ngeen li mu sol barki démb la de lu rose la sol et tey ñun dañoo bëgg lépp rose ndax ñu ngi octobre rose ñun dañu koy célébrer ba ca kanam en direct ci télévision Futur Média quoi qu'il puisse arriver il faut que yéen ñëpp ngeen cool c'est vrai que boo dee dégg ñuy wax ci ay télé ay feebar ak ay affaires yu metti da ngay tiit ba mu indi ay stress mais Kumba Gawlo moo ni woon bu mettee na nga cool voilà na ñëpp cool te xam ni suñu borom mooy dogal yàlla moom day teg ay nattoom rek kenn du ci mën dara moom du conseil des ministres du demander conseil du laaj dalay teg rek léegi nag ki mu gën a mun a àndal paraît-il selon borom xam-xam yi mooy muñkat bi ki nga xam ne dafay cool alors à propos de cool maa ngi gis Apulaay mi ngi ko teg sama wet ce serait cool ñu tegal leen ko comme ça ngeen mën a cool ñu mën a cool en attendant ñuy tàmbali waxtaan bi jëm ak yéen 14h en direct midi plus ci télévision Futur Média restez cool. sàkk nooni bëgg laa fakkatal boori sëkkatal fini wuute
ba nga gëlëm bu ko defee nga foog dootoo ca mën a génn bala ngaa wax bala ngaa jël ak lu mën a am yenn saay coono àddina jiital la ba nga saalit bu ko defee nga foog dootoo ca mës a génn bala ngaa jël ak lu mën a am c'est vrai que boo kuulee yoon bi nga war a jaar dina gën a leer Coumba Gawlo on l'aime tellement parce qu'elle chante trop bien moom itam elle reste cool ah xam ngeen ni bi muy jógee Sénégal bu yàggul dafa waxoon ni dafa tawat voilà elle est en train de se reposer à Paris on l'embrasse très fort moom itam bërki démb rek mu ngi génne benn woy ànd ci ak ay woykat yu mag ñoom Wally Seck ngir sensibiliser ci wopp gi di VIH Coumba Gawlo ak Cool c'est une chanson que nous vous offrons yéen ñi xëy ànd ak ñun ci télévision Futur Média restez cool soyez cool positivité dafa am solo c'est vrai que jamono neexul mais jàpp leen ni neexul ci kenn bu leen ñee kenn l'essentiel est de rester fort et d'être toujours cool comme ni ko Coumba Gawlo waxee ci woyam bi donc on vous souhaite une très bonne journée yéen ñi ànd ak ñun ci télévision Futur Média dans quelques minutes daañu recevoir docteur Fatma Guenoune ngir waxtaanee octobre rose ak sensibilisation bi nga xam ne ni ñoo ngi koy amal boobu ba tey ngir jigéen ñi ñu mën a dem dépister wu ba mën a éviter li nga xamante ni moo di cancer du sein dañ ciy wér parce que borom xam-xam yi dañ koy faj bu ñu ko fajee ak suivi bi c'est vrai que ça demande beaucoup de moyens. ginnaaw dépistage am na bu ñu ko teelee gis loolu mooy permettre ñi nga xamante ni ñooy liggéey kër docteur ñu mën koo teel a artu donc daañ ci waxtaan Fatou Kiné Dem itam dinañu fekk si bu ca kanamee ci plateau bi bu ko defee moom it mu jàpp ci combat bi parce que c'est un combat bu noble bu ñu nekk boobu ba tey si vous remarquez at bu jot à chaque fois moo am lu mel ni campagne de sensibilisation ci lii di cancer du sein ñun dañ ciy taxaw donc loolu moo waral tey ñu fas yéene def spécial sensibilisation ci octobre rose bi bërki démb lañ doon amal d'ailleurs wax naa ko sànq li nga xam ne ni moo di journée mondiale du cancer du sein parenthèse bi nag daañ ko ibbi dem fi nga xamante ni moo di Burkina Faso xam ngeen ni fan yëpp ñu ngi fay amal FESPACO di festival boobu la ñu jagleel cinéma ak télévision ci Afrique d'ailleurs démb Sénégal yëpp a bëgg ci tànn gi ñu tànn Kouthia def ko meilleur humoriste de l'Afrique am na itam ay doomu Sénégal yoo xamante ni ñu ngi ci yeneen domaine lu ci mel ni cinéma seen ay film ak seen ay court-métrage ñu ngi koy diffuser boobu ba tey ren nag Sénégal dafa am part bu mag ci FESPACO bi li ko waral mooy dañu ko tuddee am na ay cinéastes ak ay acteurs ay réalisateurs yoo xamante ni actuellement ñu nga ca Ouagadougou capitale bu Burkina Faso c'est le pays des hommes intègres ils sont tellement cool moi j'ai été au Burkina Faso dem naa Ouagadougou avenue Kwame Nkrumah bi boo ko jëlee da ngay gis ni Burkinabé dafa yaru ñoom du ñu siggi sax xool nit donc c'est pas pour rien ñu tuddee leen le pays des hommes intègres donc daañu fa fekk Ibou Diouf ak suñu équipe yi nga xamante ni ñoo ñu fa teewal bu fekkee noppi na
on pourrait le retrouver en direct ou je vous laisse le soin équipe technique yi nekk Dakar ak équipe technique yi nekk Burkina Faso ñu organiser wu bu ko defee ñu mën a ibbi parenthèse waxtaan tuuti Ibou Diouf ci li nga xamante ni moo jëm ci FESPACO 2021 en attendant menu bokk na ci li xew biir internet daan ci ànd ak Mamadou Ndiaye ci kanam tuuti dina waxtaan ak ñun ci octobre rose ak sensibilisation biñ ciy def ci digital bi je pense que Mamadou Ndiaye léegi war nga mën a dem ñu wax ci li nga préparé tey ci bis bi nga xamante ni Midi Plus daf ko jagleel mobilisation ak sensibilisation ci cancer du sein mooy li gën rey ay jigéen ci àddina fii ci Sénégal nag am na ñu bëri ñu ci ami jafe-jafe on va donc sensibiliser donc yooyu it Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu ci mobilisation bi nga bokk dinañu waxtaan ci appel d'urgence ak configuration pour sauver des vies oui ci wérgu yaram la bokk am na mode d'emploi booy jagleel téléspectateurs yi dans quelques minutes et puis démb junj naa la ci gëstu nga ci il paraît que très bientôt Facebook dina changer tour et puis évidemment on va revenir encore ci mère Binta Faye mi nga xam ni moo jël Beuzou Ndeye Lo n'est-ce pas voilà maa ngi lay fay El Hadj di nuyu téléspectateurs yi ni nga ko waxee noonu la tey noonu mooy menu li xew ci biir internet ci kanam dinañ ci ñëw waxtaanee mbirum octobre rose bi mais ñu jaare fi rek daal di waxtaanee lii di appel d'urgence yi ñun ñëpp mi ngi ak ñun suñu téléphone mais d'habitude duñ ko configurer naka lañ koy configurer ci kanam dinañ ci ñëw dinañ leen ko expliquer ngir mu simple ndaxte ça peut sauver des vies waaw appel d'urgence yooyu nag boo ko configurer on sait jamais mën nga yor sa téléphone nekk ci benn état bu critique sa téléphone mën na la sauver ndaxte boo configurer sa appel d'urgence yi muy iOS wala Android mën na la sauver donc ci kanam dinañ ko ñëw expliquer ko téléspectateurs yi dinañ waxtaanee aussi Facebook mi nga xamante ni actuellement mi ngi ci beneen level fas yéene ne sans changer tour ñu ngi ko jàpp ci le 28 bi officialisé nañ ko le 28 octobre semaine prochaine mais naka la changement boobu nar a demee mais surtout Facebook mi nga xam ne mi ngi nar a dugg ci beneen level boo xamante ni bu doy waar la waaw maanaam mën nañu nekk fii di def émission ku nekk sa kër wala ci nekk sa fa nga nekk di partager li nga xamante ni mën nay jàll en temps réel ci réseau social bi di Facebook ci kanam dinañ ci ñëw. voilà à tout à l'heure Modou Ndiaye Bale et puis ñu ngi jot ay yóbbante de la part d'entrepreneurs yu nekk fii ci Sénégal nekk ay ndaw di entreprendre ñoom dañu am wàllu bu mag ci émission bi dinañ leen recevoir kenn par kenn bu ko defee ku ci ne ci la ngay yëngu nga mun koo wone Sénégal yëpp bàyyi ci xel ñi ci war a jàpp ci surtout ñiy financé c'est vrai que financement yenn saa yi dafay xaw a jafe am na sax ñu foog ni bras long moo koy joxe mais du bras long man am na ñu ma ci xam ñoo xamee ni leer na ma ni agence yañ leen dénk ñu ngi góorgóorlu di financer ay ndaw donc il y a beaucoup de jeunes qui créent qui inventent ñoom dañu am place ci Midi Plus bi dinañ leen recevoir kenn par kenn chaque jour bu ko defee ñu mën a def promo wu li nga xamante ni ñoo ngi koy def ñu ànd itam ak soumari.com mooy site bi nga xam ne ni lépp lay jaay ba mu des nit maanaam loo mënti soxla tey suba dugg naa ci seen site internet gis fa benn friteuse boo xamante ni yenn saa yi friteuse yi da ngay gis ñu koy jaayee ay 50 000 ay 100 000 ay 60 000 mais pas cher du tout c'est-à-dire lépp lu ngeen soxla ci wàllu électroménager téléphone portable je vous conseille ngeen dugg ci site internet bu Soumari muy www.soumari.com alors soumari.com nag mu ngi ci promo yu am solo fan yële rek defoon na fi une semaine de promo wàññil client mi lépp loo xamante ni soxla nañu ko ci wàllu électroménager que muy frigidaire que muy micro-ondes que muy téléphone portable wax naa ko léegi lépp la ñuy jaay sauf nit soit ngeen dem directement ci showroom bi wala ngeen dugg ci nu mu gën a yomb ci jumtukaayu xarala yu bees yi moo xam page Facebook bu soumari.com wala sax ci seen site internet bu ko defee ñu mën leen a satisfaire ci li ngeen bëgg yéen ay clients yu Soumari donc soumari.com souhaite une bonne journée à tous ces clients ak fu ngeen mënti nekk ci àddina tey da ngeen ànd ak ñun ci mobilisation bi Kamal Silla bonne journée Bébé Khady c'est ma petite princesse bonne journée Yacine Verdure elle nous regarde depuis Dubaï on t'embrasse très fort
Oumy madame Dieng kor am ma nga ñu fekkoon dëkk bu ñu naan Paris elle nous regarde tous les midis ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Ngone Kane ak Ndeye Mati Manderi Binta Ndiaye Ali mi ci siin xam naa ni bu doon midi plus yi fi géwél la ma wax la lu rëy mais maa ngi lay béggee bu baax Ndeye Mati di nuyu tamit Toutane Ndior alors Toutane tey la anniversaire am on lui souhaite beaucoup de bonheur moom ak Fatim Niang c'est de la part de Yacher Dioum Isma Ndiaye Baye Binet moom itam inconditionnel bu Pape Cheikh la ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax Baskara itam kenn fàttewu ko en tout cas vous êtes nombreux di apprécier di enjoy di ànd ak ñun ci télévision Futur Média bu fekkee lépp noppi na ci ginnaaw ñu jàll ci parenthèse bi nga xam ni bëgg nañu ko ibbi ngir jagleel ko lii di 27e édition FESPACO mu ngi tàmbali le 16 le 23 octobre 2021 lay jeex ca fi nga xam ni moo di Ouagadougou on retrouve en direct de Ouaga suñu correspondant bi lee di Ibou Diouf Ibou ñu ngi lay nuyu. Sénégal bu wees. Baye Cheikh nuyu naa la. naka la mbir mi demee foofu. diir ngoojojo maa joojo en séeréer nit mokkam. waaw joojo maa joojo waxee noonu la amee donc tey mooy bés bi nga xamante ne dañ ko jagleel Sénégal bu weesoo nag li nga xamante ne mooy pays d'invité d'honneur tey la ñu jël li nga xamante ne mooy bés bi fas yéene ci def focus ci Sénégal. loole nag am nañ ci ay xew-xew yu bëri bokk na ci cérémonie hommage aux disparus dina am tamit ay colloque waxtaan diggante ay professeurs yu mag ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu cosaan ak aada loole nag nuñ ko defee ndorteelu xew-xew bi ba léegi ci fàttali rek ñu ngi fii ci Ouagadougou ci capitale Burkina Faso xew-xew bi ñëpp xam nañ ko waaju ci wàllu FESPACO nag ku ko wax sa xel dem ci lépp lu laal cinéma wàllu 7e art wala production audiovisuelle waaye noonu nag rek jege dafa am yeneen waxtaan tey fas nañ yéene rek waxaat ci li nga xamante ne mooy cérémonie hommage aux disparus cinéastes disparus mu doon ñoo xam ne dañ doon yëngu ci wàllu cinéma fii ci Afrique wala sax ci Sénégal te yàlla dogal ñu bàyyi ko fii dinañ wax tamit ci nees mën a def ngir ñi nga xam ne ñooy ndaw yi yëngu ci wàllu 7e art ñu gën leen dooleel am nañ tamit yeneen programme mu aju ci vernissage yu tànk kanam sur les traces de Aboubacar Makharam Samb boo ko xoolee nag fi mu ne nii Sénégal ñu ngi ci biir événement bi ndax gis nañ ne lu tollu ci fukki film ak juróom-ñeent la ñu indi fii fukk ak ñeent yi ñoo nekk en compétition mu doon ay production yoo xam ne yu am solo la te ñu am njort ne ci cappaandaw ba daal dinañ bokk ci ñi nga xamante ne dinañ dégg wi ndax ay production yu am solo la. loolu weesoo tamit am nañ ay yeneen xew-xew ci wàllu focus ak yeneen yoo xamante ne rek fas nañ ko yenn amal fi nga xamante ne mooy Ouagadougou lépp ngir fexe ba téléspectateurs yu télévision Futur Média mën a jot ci li nga xamante ne mooy ay xibaar yi bàyyeekoo fii ci capitale bu Burkina Faso di Ouagadougou. Baye Cheikh comme amoo beneen question rek dañ leen di bàyyi say mbokku téléspectateur yow ak say xarit ngeen wéyal programme yi ba ci kanam du ñàkk rek fii ak jeexitalu émission bi sax bu amee yeneen yu yees rek ñu ñëwaat bokk ko ak yéen jërëjëf. ñu ngi lay merci jërëjëf Ibou du ko jar parce que du ñu am temps xam naa dama lay bàyyeek rédaction bi rek ca kanam nga dugg ak ñoom mais wax nga ñu l'essentiel tey Burkina Faso mooy journée bi ñu jagleel Sénégal di FESPACO 27e édition donc il y a eu beaucoup de distinctions yu ñu yàgg a jox sénégalais yi démb maa ngi koy wax Alain Gomis jël na étalon d'or ba tey Kouthia démb moo jël meilleur humoriste de l'Afrique tey ñuy def hommage à Ababacar Samb di réalisateur cofondateur bu FESPACO ak FEPACI foofee ca Burkina Faso donc programme bi dafay continuer ba le 23 octobre ca Ouagadougou capitale bu Burkina Faso. Guinée itam yéen a ngi ñuy seetaan Kumba on te souhaite une bonne journée merci de réagir et de regarder cette émission ñu ngi lay foon nuyul ma waa Conakry yëpp labe itam fàtte wuñu leen parce que sunu ay mbokk nga fa en tout cas foo mënti dem ci àddina ñu ngi ànd ak ñun ci télévision Futur Média rappelez encore que tey dañu mobiliser wu ngir sensibiliser ci cancer du sein li ci ëpp solo mooy dépistage bi selon borom xam-xam yi ndaxte bu dee jigéen ñi fukk lañu juróom-ñeent yi dañuy wér ci cancer du sein waaye ci kaw ñu teel a dem defi li tubaab tuddee dépistage jigéen ñu bëri dañu ko xaw a ragal waaye mag ñi yàgg nañu ko wax xoddee ko balaa ngaa lakkale loolu mooy mieux vaut prévenir
que guérir. Ñun nag doomi aadama surtout fii Sénégal dañoo amul culture boobu ñaare bu nu yëgul benn métit du nu dem kër docteur wala dem defi li tubaab tuddee bilan. Et pourtant am na ay feebar yu xaw a sournois yu nekk ci yaramu nit doo ci bàyyi xel ba keroog muy gën yaatu te su boobaa gàllankoor yi day gën metti ndax trop tard mën na cee xaj. Loolu nag ngir ñu éviter ko ñun on va tout faire pour sensibiliser bu ko defee jigéen ñi mën a dem defi dépistage dinañ ci waxtaan ci ay minutes et puis dinañu dem Saint-Louis foofu itam jigéen ña fa ne te feebar ñu ngi réclamer radiothérapie mooy li ñuy fajoo ñoom pour une meilleure prise en charge jigéen ñu bëri feebar nañu fa mu ngi yokk ba tey. Et médecins yaa ngi sensibiliser même sur les autres cancers comme cancer des poumons donc daañu dem Saint-Louis bu ca kanamee bu ko defee ñu xool ñoom itam naka la ñuy dundee wopp gile di cancer. Et puis 12e édition bu campagne Octobre Rose plus de 600 femmes dépistées à dépister durant tout le mois d'octobre. LISCA tamit xam nañu ni important na sensibilisation bi ci wàllu dépistage bi man ci lay communiquer sànq ba tey donc dépistage bu teel dafa gën baax. Dinañ ci waxtaan malgré manque de moyens yi nga xamante ni moo fi ne loolu taxul waa LISCA bàyyi seen ay yoxo donc dinañ ci ñëw bu ca kanamee tuuti. Rappelez-vous El Hadj Ndiaye Siggi c'est un très grand chanteur moo ni woon bonjour comment ça va et comment va la santé d'ailleurs moom la ñuy teg doog a tàmbali waxtaan bi moom sax ñu ngi koy ñaanal wér ndax bu yàggul rek dégg nañu woppam am na sunu xarit yu bëri yu ko demoon seeti Fallou Dieng Pape Cissé ba mu yóbbante nuyoo ci ñun itam ñu ngi koy ziar ndax ba ñu nekkee xale ba tey rajo yi wala télé yi émission santé wala sensibilisation bu mënti am woyam bi mooy accompagner auditeur wala téléspectateur donc moom bu ñu demee ba jamono ndox mu xaw a feebar mënuñu lu dul ñaanal ko parce que yàgg nañu béggal di ñu réconforter ci woyam bi la nga xamee ñi daf ko tëggaat. On vous offre ça vous qui nous regardez dans les hôpitaux ak clinique yi nekk Sénégal yàlla sunu borom fëgg seen bopp ñi dara dalagul yàlla bu leen dara dal waaye mieux vaut prévenir que guérir. Quand même bonjour comment ça va et comment va la santé ak El Hadj Ndiaye bonjour comment tu vas El Hadj et ta santé ñu ngi lay ziar bu baax on viendra te voir très bientôt suma xarit la man personnellement fekk naa ko ba tàyyi ca toolam ya muy ndaanaan def tour du monde ba noppi itam beru toog jàpp njàmburam c'est un grand ambassadeur ñu ngi koy béggee bu baax moo ñu woyam bu yàgg bi nga xamee ni classique la ci musique sénégalaise donc El Hadj Ndiaye on l'aime beaucoup bonjour comment ça va et comment va la santé dañuy tàmbali nag ci sensibilisation yi am na jigéen joo xamee ni moom jàmbaar la jigéen la buy dawal bus oui dem dikk lay dawal xam nga loolu li ñu koy gis bëriwul noonu donte am na y a beaucoup de métiers yu ñu jàpp ni góor a koy def te ay jigéen a ngi ci am na ay jigéen mécanicien am na ay jigéen yu dawal taxi am na ay jigéen je sais pas yu liggéey ouvrier am na benn période fatiguien woonoon ñu jigéen boo xamee ni apprenti la xam nga apprenti moom ñaare góor a koy def ndax c'est un monde assez dur waaye kooku mosoon nañu leen ko defal reportage dinañ ci ñëwaat xam naa fan yi puisque jigéenu jàmbaar yooyu ak xale yi góorgóorlu dañuy bëgg di leen promouvoir ki ñu leen di wan nag tey moom jigéen la mu ngi dawal bus dem dikk mais dafay sensibiliser ci li ñu yëkkati tey muy Octobre Rose cancer du sein dañu koy déglu mu am message boo xamee ni daf koy jàllale oui maa ngi lay may 2 minutes moo tax may commentaire bu ma sonal Apulaay yow tamit may ma 2 minutes ah ngeen baal ma maa ngi wax mais moom tamit mu ngi may ñaan man tamit maa ngi koy ñaan c'est le défante entre le réalisateur et l'animateur donc je disais dama bëggoon déglu tegal leen message bi nga xamee ni jóge na ci kenn ci jigéen ñooñu di Mami Ngoundiam moom nag elle est chauffeur je pense qu'on doit dire chauffeur bu jigéen nu ñu koy woowee bon bàyyi ba waa école ñëw ñoom professeur Massamba Gueye bu ko defee ñu wax ma chauffeur bu jigéen nu ñu koy war a woowee en principe mais en tout cas mu ngi liggéey ci bus yi ngeen di gis on va écouter son message jëm ci sensibilisation gi ñuy nekkee tey jëm ci cancer du sein. Dakar Dem Dikk. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki àddina
man la Aïssatou Goundiam conductrice au Sénégal Dem Dikk. waaw cancer du sein nag dama bëggoon waxtaan si sama mbokku jigéen ñi mu nekk feebar bu doy waar waaye di loo xam ne mën nañ koo faj ci buñ ko teelee xam ni nga koy xamee ñun jigéen ñi di parfois tâter sa bopp au niveau du sein di xool di lamp boo ci gisee ay symptômes yoo xam ni méngoo naag li ñuy wax ni mooy joxe cancer du sein mooy ay donju ay pépins d'orange genre yu nekk sa ween di néewi ak di génnee ay liquides yoo xam ni méngawul ak lait maternel nga daal di dem daw seeti docteur mu teel laa jël en charge faj la ba yàlla def ci jàmm. alors su ko defee Dakar Dem Dikk woo na bépp jigéen mu ngi woo bépp jigéen le 23 octobre incha allah au dépôt de Ouakam ñu dajaloo fa dépisté wu pour le cancer du sein maa ngi ci woo jigéen ñëpp ba booba incha allah. donc Mamy ñu ngi koy gërëm bu baax ci témoignage boobu la nga xam ne def na ko ngir sensibiliser jigéen ñi ci cancer du sein donc octobre rose la ñu nekk lii moo koy je tourne ça comme ça voilà donc ruban rose bi mooy moo koy fésal ruban rose bi boo ko takkee wala saa yu ngeen ko gisee xam leen ni ñu ngi toll ci octobre rose. ruban bi nag moom sama bos la maa ngi koy waaj a tapp ñu bëree ngi tapp seen yos et que bii mooy wane ni ñëpp a bokk ci mobilisation bi ngir jàppale jigéen ñi nga xamante ni ñoo amee wopp bi di cancer du sein yàlla na suñu borom fëgg seen bopp mais luy wér la de bu leen tiit bu leen jaaxle feebar la boo xam ni buñ ko teelee xam buñ ko fajee dafay wér ala kulli aal je te jure parce que tabu bi yëpp dañu foog ni feebar bu mag la bu la dalee da ngay dee wala forcément bu la dalee dañ lay opérer wala dagg sa ween non du tout du urgence chirurgicale sax c'est vrai que du ma docteur mais yàgg na ma ak docteurs yi samay xarit lañu les docteurs là man de putantaan sax bu ma ko amee woo médecin bi maa ngi nuyu docteur Ati Diop docteur ci biir famille. ñii mu jox leen doom ñii mu jox leen comprimé ña ca des mu pikiir leen man nag sirop la may jox ati voilà donc ça c'est mooy sama ruban rose tey nag on va sensibiliser encore parce que je fais partie des ambassadeurs yu LISCA docteur Fatma Gueye est en train de se préparer pour nous rejoindre ci plateau bi ku ci ne ak fa nga ne bu la neexee nga tapp ce ruban rose même nous autres avec les collègues ak équipe technique yi ci ginnaaw ku ci nekk def nga ruban rose Pape Jean nag xam naa bu doon sago moom da koy assorti ak chemise bu rose mais bon et puis yéen ñi seetaan bu fekkee takk ngeen seen ruban rose et que ngeen solu en rose n'hésitez pas envoyez-nous vos photos ci page Facebook bu télévision Futur Média ak hashtag bii di Midi Plus après on va partager parce que télé bi itam réseau social la ñun lépp la ñuy partager et actuellement tout le monde ñëpp a ngi jàpp ci combat bile ngir sensibiliser ci cancer du sein on va démarrer ak yenn ci ay gëstu yoo xam ne def nañu ko ñu ngi nuyu Mbayang Guène moom suma rakk la mu ngi nekk dëkk bu ñu naan France on t'embrasse très fort merci de regarder cette belle émission Midi Plus ñu dem fi nga xamee ni moo di Ndar ngir xool jigéen ña fa feebar seen taxawaay ci lii di cancer du sein n'est-ce pas ñu njëkkee Dakar très bien donc sama productrice sama coordonnatrice sama chargée de production nee na ñu njëkkee Dakar oui c'est vrai nañu njëkkee Dakar donc Dakar ñu ngi ci 12e édition campagne Octobre Rose wax naa ko sànq plus de 600 femmes à dépister durant tout le mois d'octobre LISCA nag ñu ngi ñuy xamal ni il est important de sensibiliser ci wàllu dépistage c'est ce que nous faisons nous c'est ce que les autres font waaye fii seen taxawaay ak ni ñu ñàkkee moyen terewu leen bàyyi seeni yoxo ngir jàppale jigéen ñi ci dépistage du cancer du sein Thioro Mbar Ndiaye. non. moom mile cancer du sein la amee woon naam tàqali nañu ko ak benn weenam terewul nag ay consultation mu koy def saa su ne. donc man je trouve normal que chaque année mu ñëw xoolaat sama yaram
xool ba xam ndax y a rien de particulier ou pas. Octobre rose ca LISCA lu ëpp juróom-benn junni ci ay jigéen ñu war leen a dépister lu ni mel nag ay partenaires ñoo leen ciy dimbali. defoon nañu daaw plus de 6000 femmes lañ dépisté woon ren on est prêt à faire encore plus am nañu ay partenaires yu ñuy accompagner. ay subvention naka noonu am ci mbir mi ngir rek jigéen ñi mën a amal seen ay mammographie. pour mammographie tamit subvention 15 000 francs bi disponible na pour toute femme bu am plus de 40 ans au lieu de 60 000 15 000 francs kese lay fay. ay jafe-jafe LISCA ñàkku ko waaye nag loolu du tere ñu taxaw ci dimbali jigéen ñi. ak Covid bi actuellement ak yeneen activités yi am na partenaires yu bare yoo xam ne mujj ñu accompagner ren mais yàlla baax na am na ay nit yoo xam yu baax ñoo xam ne ñoo ngi jéem a ñëw di ñu jàppale par exemple pharmaciens yu Sénégal yi. teel a dem saytu sa yaram dina bokk ci liy tax feebar bi ñu mën koo xeex ci ni mu gën a gaawee. auto examen des seins bi lu important la loo xam ne jigéen bu nekk su amee 20 ans palper seen bopp war nañ mën a seet seen yaram 7 jours après règle yi. man li may wax soxna yi mooy fukki at ci gannaaw bu doon ni amoon naa possibilité bi bon duma yegg fii bon danaa garder sama wén te duma dund cancer. octobre rose di weer wi nga xamante ne moom la LISCA jagleel cancer ay activités yu bëri ñu amal ko ci ay gox yu fasantikoo fii ci Sénégal bokk na ci itamit formation wu ñenn ñoo xamante ne dañu yëngu ci wàllu wérgu yaram lépp rek ngir malaat yi seen nekkin gën a mën a ñoŋ. mu ngoog gëstu bu ñu amal fii ci Dakar jëm ci taxawaayu LISCA nag ki ko jiite fekk suñu ci plateau bi docteur Fatma Guenoune docteur bëgg nañu lool ci sa teewaay c'est vrai que depuis un mois yaa ngi ci marathon bu metti donte même budul octobre rose da ngay def tuuru média yi ngir sensibiliser ci wopp bi leen di cancer waaye nag dañu toll ci octobre rose gën a bëgg ñaax sénégalaises yi ñu dem dépister wu parce que mooy solution bi gën ñu teel a saytu teel ko xam mën la teel a faj sànq ba tey maa ngi koy wax ci fukki jigéen yoo jël juróom-ñeent yi bu ñu teelee xam dañ ciy wér. voilà donc loolu baax na ñu gën ci waxtaan ngir tabou bi ci cancer du sein daj man tabou bi laa bëgg mu daj que les gens en parlent librement dafay permettre jigéen yu bëri ñu mën di dem faju mën di toppatoo seen wér-gu-yaram surtout que dafa xaw a diis mais bëgg nañu ci teewaay bi dañu lay bàyyi rek nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ne ni ñoo xëy ànd ak ñun tey ci télévision Futurs Médias docteur. Merci Pape Cheikh di rafetlu ni ngeen may invité parce que lu tax ma gën a bég mooy ne yow sañu parrain nga woon ci suñu journée mondiale jàpp ci xeexu cancer ci Sénégal donc saa yoo ma invité damay bég am mbégte di ñëw di teew ci sa plateau ci la bokk wax dëgg neex yàlla maa ngi koy rafetlu maa ngi nuyu askan bi yëpp képp kuy seetaan télévision TFM Futurs Médias maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sant vraiment di profiter ci plateau bi bu ñu ma offrir pour waxtaan ak askan bi c'est normal octobre rose wax nañu définition bi yàgg nañu waxtaanee ruban rose bi mais fii ñu toll tembe octobre da ngi bëgg a jeex daanaka fan la combat wu LISCA bi toll ngir jigéen ñi nga xamante ni ñoo am cancer du sein. waaw LISCA moom octobre rose bi moom dañ ko jagleel cancer wu ween mais bi ñu xoolee ci biir ne tamit cancer wu buntu su njurukaay mooy cancer bi njëkk ñu boole ko ci mooy cancer du col de l'utérus cancer du col de l'utérus boobu sax dafa am weer mais xam nga soo ñàkkee doole boobu la ñun xam nañ ne cancer bu buntu su njurukaay mooy cancer bu njëkk ci Sénégal ñun jagleeluñ ko benn weer at bi yëpp lañ koy xeex donc loolu mais cancer weer nag mooy cancer bi nga xam ne li muy lor bari na parce que chaque année dinañu am junni ak juróom-ñetti téeméer ak lu topp ci cancer te juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn jigéen dinañ ci loxu loolu plus de 50% ñooy faatu donc loolu la ñu bëggatul gis te bëggatuñu gis femmes yi ragal seen jàngoro bañ a teel a dem kër docteur parce que ci cas yooyu ñi ciy faatu parce que dañuy yéex a ñëw toujours
ci kër docteur nga xam ne lu dul bunge lañ leen di def ñun ci 2021 bi waratuñu bunge kenn ci mu faatu dañ leen di bunge war a bunge ci wér. mais lan moo waral loolu ragal koo wax ragal dem dépisté wu am ko di ko nëbb ba maara day taali mu métastasé wu ba dee fekk la ca. ba léegi sama mbokku sénégalaises yi sénégalais yi ñoom dañu xalaat ne cancer mooy dee. te cancer sori na ak dee. wallaahi dee moom yàlla moo ko yore. dëgg la de. donc gis nañu ko amul cancer faatu. donc cancer foog nit ki mun a war a saytu yaramam. saytu sa yaram mooy ne ci cancer wu ween jigéen bu am ñeent fukki at. ba juróom-ñaar fukki at ak ñeent war nga mën a def rajo ween dañuy wax mammographie. ñaari at yu nekk. chaque 2 ans. chaque 2 ans. donc jigéen ñi loolu moo tax LISCA lëkkaloo ak ay radiologue pour ñu subventionner njëg bi parce que radiographie ween boobule mi ngi ci 60 000. LISCA bu muy tàmbali xeex bi daf ko tàmbali woon ak radiologue privé yi parce que boobu Sénégal bariwul woon rajo mam après. ci hôpitaux publics yi. voilà donc loolu la bi ñu waxtaanee ak radiologue yi ñoom ñu ne dinañ ko wàññi 30 000. donc ñun tamit ñu xool ne 30 000 ba tey dafa jafe. 30 000 ba tey dafa bëri de. léegi ñun dañuy ut ay partenaires. léegi jigéen yu bëgg a dépister da ngay jaar LISCA. jël bombe rose bi nga dem ci radiologue yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sañu partenaire yow yaay tànn radiologue bi la neex ci sañu partenaire. nga dem yow foofu ngay fayee 15 000. kenn du fay LISCA 15 000. donc doo fay 60 000 doo fay 30 000. 15 000 mais radiologue ba ngay fay 15 000 parce que dañu ko wàññil LISCA. léegi nag après campagne bi. radiologue yi recevoir sañu malade yëpp. dañuy yónnee seen facture ak nombre de bons yi ñu kii ñun ñooy complété 15 000 francs bi ci topp. comprendre nga. te pour ngeen complété ko il faut ngeen am ay dons. voilà il faut nit ñi di dugal xaalis. di leen dimbali ngeen di dimbali jigéen ñi. voilà waaw donc te ren bëgg nañu permettre à ñaari junni jigéen muy 2000 femmes. yu am à partir de 40 ans bénéficier d'une mammographie. loolu suñ ko defee feebar bi dina dellu gannaaw li may wax rajo ween boobule dafa am solo. parce que dina gis tumeurs yi nga xam ne elles sont de très petite taille inférieure à 1 centimètre. gis nga tumeurs yooyu de rajo ween bi rek moo ko mun a gis. làmbatu ween bi sax mënu ko gis. rajo ween bi su ko gisee du ñu dagg ween bi. tumeur bi fu mu nekk la ñuy dindi. tey rajo chimiothérapie bu metti boobule sax doo ko def. donc dañ lay dindi tumeur bi. ñu defal ci kaw ñu teel ko gis. ñu teel ko gis parce que feebar la bu ñàkk kersa. bu ñàkk kersa mën na tuuti doo ko yëg. muy màgg di màgg di màgg ba jur maara day taali. yenn saa yi jigéen ñi dañ koy gis mais comme mettiwul. ñoom pour moom cancer ça doit faire mal. mais li ñuy wax cancer su commencé di metti boobu tas na ci yaram bi. donc une tumeur cancéreuse ne fait pas mal au début. su commencé nga yëg douleur métit yu tar yooyu le boobu mi ngi commencé law sori ci donc rajo boobu le su teelee gis rek dañ koy teel a dindi. donc moo tax ñu bëgg bëggatuñu gis tumeur yi nga xam ne dafay occuper ween bi yenn saa yi mu def mbët xaw ma puis yenn saa yi mu def dëtt ba pare ànd ak sax loolu la ñu daan gis loolu bëggatuñu ko gis parce que maa ngi ñaan sama mbokku jigéen yi képp kuy suivre télévision Futurs Médias dégg kàddu bi foo déggee war nga mën a dem saytu sa ween foog naa ne fépp ci Sénégal du Dakar rek parce que li xeex bi yàgg na ba fépp ci Sénégal fépp fu am appareil yu mammographie pendant tout le mois d'octobre parce que loolu dañ ko lëkkaloo ak ministère de la santé soxlawuloo sax bon boobule soo demee da ngay def mammographie à 15 000 francs donc loolu le maa ngi koy ñaan mbokku jigéen yi te loolu dafa am solo te képp ku dégg message bi nga wax ko sa yaay sa tante sa sœur pour mu dem saytu weenam dafa am solo. Il faut en parler avec les femmes qu'on aime comme disait l'autre jigéen yi ñu bëgg nañ ciy waxtaan ak ñoom ñu dem defi dépistage bi foofu la combat bi tollu maa ngi gis ci ay gëstu ñu xamal ñu ni lu tollu ci 685 000 femmes ñoo faatu ci feebar bile daaw. waaw loolu le
ci àddina bi la bi waaw. effectivement parce que suñu saytoo cancer ween ci àddina bi mooy cancer bi jëkk faagaagal jigéen. ci yàlla mooy cancer bi jëkk te mooy jëkk lor jigéen ci àddina bi. donc loolu la mun nañ ci def ay jéego. xam nga am na ay facteurs yi nga xam ne c'est important ñu koy wax. ay facteurs de risque la li nga xam ne ñun munuñ ci dara. mais am na ay facteurs yi nga xam ne ñun mun nañ ci ñun nit ki ci boppam. mun na ci def dara ba nga xam ne du dina moytu cancer. donc facteur favorisant yooyu nga xam ne nit ki munu ci dara parce que yàlla moo ko bindee. mooy nit ki nga xam ne da nga teel a gis régal avant 12 ans fukki at ak ñaar. yéex a bàyyi fóot après juróom fukki at ak juróom. xam nga loolu le war nga soo ko su la dalee rek war nga xam ne cancer bi daf lay yab. kon nag war nga bàyyi xel ne yow war nga di gëstu sa maanaam ak âge bu jigéen bi mënti am bu tàmbalee gis mbaax rek. waaw war na di xool yaramam. teel a gis baax. waaw xam nga li ñuy wax li tubaab di wax puberté précoce. am na. puberté précoce boobule ak ménopause tardive. xam nga ci diggante boobule nit ki li muy gis régal dafa bari dafa li ñuy wax hyperœstrogène bi dafa bari ci jigéen boobule. donc yow soo bokkee ci jigéen yooyu le yow war nga chaque at nga dem ñu seet la kër docteur ñu seet la parce que bàyyi xel wala nga bokk ci giir bi nga xam ne yow da nga bokk ci giir yi nga xam ne dafa am cancer ween parce que muy cancer bi nga xam ne bokk na ci canceru dono parce que sa yaay am ko sa maam am ko loolu le daf lay faral di dab. donc yow soo bokkee maanaam boo amee ay waajur wala maam bu ko am. mën nga koo am. voilà donc yooyu la da nga war a bàyyi xel. ci yàlla ne war nga di seet sa bopp wante yëguloo dara. neem yëguloo dara ci sa yaram. war nga mun a dem kër docteur ñu seet la. donc cancer bi. ni mu baree ci bitim réew noonu la baree ci Sénégal malheureusement nous avons 1817 nouveaux cas te avec 951 décès c'est énorme plus de 5 te ba tey yooyu gisaguñu ñëpp parce que dañuy ne cancer bi dafa yokk mais yokkuwul parce que am na ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi toog seen biir kër dañu ne am naa donj rek du dara te war nañu suñu amee donj même su mettiwulee ñu dem gëstu ko am na ci ñu bëri itam ñu koy ragal a wax effectivement mën nañu yëg dara ne pat. dañu ne pat parce que ñàkk doole bi la. am na ñi nga xam ne ragal turu feebar bi la. am na ñi nga xam ne ragal ñàkk doole. te li ci bari yépp ñàkk doole la. parce que soo ne man de li ma am nuru na cancer te li ma déggee ne feebaru cancer xaalis bu bari moo koy faj. da ngay toog sa biir kër wéet ak sa jàngoro. donc ñooñu ñëpp maa ngi leen di ñaan. ku yëg dara sa jàngoro. ci sa ween. war nga mun a ñëw ñu seetal la sa dépister la tôt. ligue bi askan bi la fa nekkal parce que ku ñu saytu ba gis ci yow dara dañ lay bunge ci sa diagnostic bunge la ci sa faj. parce que du ñu bàyyi malade bu wéet ak jàngoro. ba pare dooleel la mentalement. ndax feebar bi itam xel da ci baax. loolu moom. loolu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que Sénégal bariwul oncologue psycho-oncologue mooy ñi nga xam ne day seen ay psychologue la li nga xam ne seen xel dafa seen jàng dafa xarañ ci oncologie mooy ci feebaru cancer bariwul ñun dañuy dajale malade yi nga xam ne dañu am cancer dajale seen mbokk ak malade yu wér ci cancer pour ñu waxtaan ak ñoom malade yi dañ leen di bàyyi ñu exprimer wax leen seen tiitaange seen ragal seen lépp boo pare ñu dalal leen parce que c'est important yow nga bañ a wétti sa feebar loolu dañ koy def tous les derniers mardis de chaque mois nga xam ne dañ koy dajale am nañu benn psychiatre benn oncologue dañuy am ay assistante sociale am nañu benn imam bu fa nekk lépp ñuy dalal xelu malade yi te ku ñàkk doole tamit dañ lay jàppale parce que tamit am na ay association jigéen yi nga xam ne dañuy ñëw bunge ñu surtout pour bien-être bi parce que ñu jàngal leen naka la ñuy maquiller naka la ñuy solo loolu dafa am solo ça leur fait plaisir ça leur fait plaisir donc dañuy gisaat leneen xam nga feebaru cancer dafa doy waar dafa doy waar kay dafa doy waar kay donc foog nga jàppale leen pour ñu mun ko nangu dem am na ci ñoo xamante ni duñu amati karaw
waaw loolu. j'ai vu dans beaucoup de pays ils font des campagnes ci ay perruques. mais il y a toujours possibilité jàppale leen mais à condition jigéen yëpp xam ni lu ñuy faj la. jigéen da ciy wér. daf ciy wér ba pare du urgence chirurgicale. nit ñi dañuy dégg rek foog ni bu la dalee da ngay dem ñu dagg sa ween. après da ngay feebar ba mujj gi dee alors que bëri na ay jigéen yu ci wér docteur. bari na lu bari sax ñiy témoigner ci ñun ci ligue bi malade yi nga xam ne dañ leen bunge woon ñi ci bari wér nañ ci. ba pare ñàkkum karaw googule période chimiothérapie bi rek la soo paree sa cure chimiothérapie. karaw gi sax dafay ñëwaat gën a rafet. oui. donc ñun am nañu ay groupe de femmes yi nga xam ne dañuy ñëw jàngal jigéen ñi naka la ñuy tàggaloo. bu nga xam ne daf pour ñu mun a xam naka la ñuy fiitoo seen bopp. mu rafet donc maquiller leen ñu gën a bëgg. vraiment bés yooyu la suñ ko defee dañuy gis ne dañuy génne ci séance yooyu vraiment ak beaucoup de satisfaction. voilà ku ci bëgg a def témoignage n'hésitez pas on prendra quelques femmes au téléphone ñaar ba ñetti jigéen bu ñu bëggee témoigner ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi si possible équipe yi ci ginnaaw mën nañu bind numéro téléphone yi ci suuf pour permettre peut-être bu amee ay jigéen yu bëgg a témoigner ñu témoigner li ñu bëgg surtout mooy jigéen bu ko mësu dund boo wér. moom it bu waxee dina permettre ñi nga xam ni peut-être am nañ ko wala amaguñ ko wala jaaxle ragal dem defi dépistage bi dinañu gën a mën a am fit pour dem defi ko ndax feebar la comme yeneen feebar yi ça il faut le rappeler ñun nag li ñu bëgg tey mooy gën a dindi tabou bi. waaw maanaam jigéen ñi ñemeñ di waxtaane cancer du sein. voilà na tabou bi dañ. foog mu dañ. waaw il faut que tabou bi dañ. il faut en parler librement. mais foog naa ne mi ngi commencé dañ. parce que ñun bi ñu dooree soo daan ootee consultation daanu la woon gis jigéen ñu bari. ba daaw ci mbas bi ñu dépisté 6181 femmes. malgré pandémie bi te bés bu nekk lañu doon loolu moo li ñuy seet daaw ci jigéen moo ëpp li ñu daan seet yeneen année yi. donc ñu ngi prendre conscience que. cancer bi dina wér parce que jigéen ñi wér ci cancer seen témoignage dafa am solo donc am na ñi nga xam ne ñoom dañu am moyen am na ñi nga xam ne amuñu moyen donc jigéen ñi nga xam ne dund nga feebar bi mun nga témoigner pour vraiment gindi yeneen sa mbokkum jigéen parce que c'est important c'est pas une maladie taboue foog naa ne góor ñi daan beddi seen jabar yi wàññi nañu beddi bi parce que tamit loolu dafa amoon solo parce que dañ daan gis góor ñi soo amulee moyen rek nga beddi sa jabar nga ne dem dellul sa kër waajur ñu faj la. parce que amee na cancer. parce que amee na cancer. quelque part sax il faut les comprendre. parce que ñu ne nit ki su amulee. xam nga ñàkk dafa metti Pape Cheikh. wallaahi ñàkk dafa metti. soo xamoon ni ñàkk def ci nit dafa daw yaram nga gis góor bu bëgg gis jabaram feebar te mënul ci moom dara mu ne la dellu sa kër waajur ñoom ñu jàppale la. mais ndaw si dund lool dafay foog ne jabar jëkkër yi daf ko bàyyi. mais en fait en quelque part il faut les comprendre ils n'ont pas les moyens. donc jamono boobu les cancers chimiothérapie 2 millions opération 350 000. fan la ko nit di jëlee. foo koy jëlee. wallaahi. te c'est que couverture maladie universelle ba léegi jëlu en charge. chimiothérapie pajum cancer donc dafa métti. c'est vrai que am na heureusement en 2019 le président de la République a mis 1 milliard. ba nga xam ne la chimiothérapie des cancers gynécologiques est devenue gratuite mooy cancer u ween ak cancer u buntu butitu njurukaay. kuy def chimiothérapie bi doo fay dërëm. mais balaa ngay agsi ci chimiothérapie boobule bilan diagnostic boobu tamit. il y a un coût. ah oui ñun bi ñuy def plaidoyer parce que loolu moo gënoon cher mais on se rend compte que diagnostic bi frein la. parce que ku mënul def sa scanner mënul def IRM loolu problème la. donc ñëpp dañuy daw ñëw LISCA te LISCA ci bonne volonté yi la ñu yaakaar. donc moo tax chaque fois su ma amee opportunité di ñaan. ñu nit yi jàppale LISCA pour jàppale askan bi. parce que Ligue sénégalaise contre le cancer membre yi. kenn fayu leen dërëm. ay bénévole lañu. ay bénévole lañu ñun ñëpp ay bénévole lañu. donc nous on prend de notre temps pour vraiment jàppale malade du cancer yi. dem nañu Ndar
fekk nañ fa ay jigéen yu def seen ay témoignages juste balaa ñuy dem Ndar rappeler encore que numéro de téléphone bii ngeen di gis dañu ko ubbi spécialement pour si vous avez des questions ngeen laaj ko docteur mu ngi ci plateau bi bu dee itam da ngeen bëgg a témoigner par rapport ak cancer bu leen dal n'hésitez surtout pas on ouvre l'antenne ci mobilisation bi la bokk ba ci kanam on prendra quelques femmes au téléphone bu ko defee lépp lu ngeen bëgg a xam wala lu ngeen ci bëgg a participer n'hésitez pas am na suma xarit yu bëri yu yónnee ay messages di poser ay questions ay jigéen lañu xam naa questions yi naa ko jébbal docteur mais d'abord balaa ñu leen di jël ci téléphone yi ñu dem Saint-Louis foofu nag jigéen ya fa ne docteur ñu ngi réclamer radiothérapie pour une meilleure prise en charge Thioro Mbar Ndiaye. wër na ma ba xamaliku soogay ñëw fii ndax parce que deret bi wër na ma ba sama ay mbokk jaaxle ba jooyoo ma ba pare. dafa metti ndax doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg. ndax boo gisee ni sama benn ween bi dañ ko dindi benn ween bi laa desee. xeex jàngoroy cancer weeru octobre fes ci lool ca Ndar Géej ñi nga xamante ne ñoo amee bile feebar ñi ngi wax seen ay jafe-jafe. dimbali ñu ci radiothérapie bi pour mu mën a ñëw Saint-Louis régional ndax malade yi bëri nañ fi la ca Ndakaaru moo ne fii ñun ñi fi ne xam nañ ko. waa kër docteur ñoom di wax ni day am solo malade yi di teel a ñëw l'hôpital ngir saytu seen yaram. pour traitement bi faj bi ñu am ci résultat yi gën a baax mooy teel a ñëw hôpital soo gisee ci sa ween am na lu ci changé nga ñëw teel a ñëw hôpital su ko defee pour nga wér day gën a yomb ci ñun faj bi gën a yomb ci ñun. docteur Samba Niang moom di wax lu jëm ci cancer bi nga xamante ni moom mooy jàpp poumon. cancer du poumon jusqu'à présent tous les cancers confondus cancer du poumon c'est plus mortel. xëtër moom mooy foofu mooy organe boo xam ne moo lay permettre ngay noyyi te cellule bi boo xam ne cellule bu xaw a spéciale boo amee cancer rek traitement bi dafa xaw a pour mu àgg fa dafay xaw a difficile. mu doon nag lim gu takku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo am feebaru cancer ca Saint-Louis ñoom li ñuy sàkku rek mooy ab machine radiothérapie ngir seenu ko pàcc mën a am ci ni mu waree. mu ngoog jërëjëf Thioro jàmbat boo xamee ni ñoo ngi ko jëlee ci ay jigéen yu nekk ca Ndar du Ndar rek parce que dans presque beaucoup de régions yu nekk fii Sénégal prise en charge mooy seen problème surtout ak radiothérapie bi. waaw loolu de moom déjà benn appareil moo amoon Sénégal. benn kese. moo amoon muy cobaltothérapie boobu indi woon coow bi 2016. waaw ñu dox. ba léegi ñu ngi ci ñeenti appareil donc ñaari appareil benn moo am hôpital Dantec ñaar moo am hôpital Dalal Jàmm benn am privé te yàggul tuuti bi ñu inauguré hôpitalu Serigne Touba ci Touba foofule am na benn service su radiothérapie man li may ñaan président de la République parce que loolu lay mun nañ ko dugal ci plan Sénégal émergent bépp région mu am benn pôle cancer pour nga xam ne malade yi bañ a di sonn parce que parcours malade ci cancer ku am cancer dafa métti parce que du ci même hôpital bi ngay trouver élément de diagnostic bi élément de traitement donc benn bu ci nekk ci bërëb sàngam la nekk da ngay jógee fii dem fële demati fële loolu métti na ba ci ñi nekk Dakar par exemple hôpital Dantec amul IRM donc malade bi dafay dem ci yeneen hôpitaux yeneen service loolu mën ngaa dee ci yoon bi sax lii métti na di nga dem pour def IRM complémentaire donc radiothérapie bi Dakar la am pour le moment donc ñooñu la heureusement que Saint-Louis am na unité docteur Adja Koumba elle a été formée elle a ouvert l'unité de traitement mais su la defalee chimiothérapie defal la opération faaw nga ñëw Dakar pour def radiothérapie bi te loolu mooy problème bi parce que soo ñëwee Dakar pour def sa radiothérapie te soo commencé weer ngay def bés bu nekk ak séance bi du lundi au vendredi pendant 24 séances xam nga tey soo amulee foo dëkk métti na ci maladie donc te yenn saa yi du ñëpp ñoo yaatu sénégalais yi yaatu woon yaatootuñu léegi parce que soo àndee jëlee malade sa biir kër mu ànd ak feebaram doo ko mun a muñ yenn saa yi nga gis jikko yi génn donc loolu moo tax ñuy ñaan
parce que maison de vie bi am na solo. pour ñu permettre malade yi nga xam ne dañuy def radiothérapie mun a dëkk foofule. dem ci centre de radiothérapie yi def seen traitement suñu demee def seen séance dellu si waat tëdd ba seen traitement jeex ñu dellu seen biir kër. donc loolu dafa am solo. ni ñu defee Touba foog naa ne zone nord war na am. zone sud war na am. ouest est war na am donc xëy na jafeñ na mais foog naa ne suñu xuusee ci kii bi dinañu dem ba Sénégal dinañu am ay unités de traitement du cancer mbas mi wonoon nañu suñu limite. parce que pendant cette pandémie 2020 malade yi nga xam ne amoon nañu malade yu arrêté woon seen traitement. parce que dem beeg dikk bi dañ ko arrêté woon. donc dañu arrêté woon yenn saa yi feebar bi wunni woon na ci malade yi. donc loolu mooy ne ñàkk am béréb bu ne ci Sénégal pour buy faj cancer loolu ñaan naa ko te ñu pour loolu foog ñu former autant de médecins. ñu jox leen ay bourses parce que étude médicale c'est 8 ans. après nga def 4 à 5 ans de spécialisation. dafa yàgg xale yi suñu amulee bourse duñ ci dem. donc pour pousser xale yi ñu def spécialisation foog ñu may leen bourse. donc suñu leen mayee ci hôpitaux régionaux 14 pays et régions du Sénégal fu ne ñu am unité de traitement. déjà suñu commencé loolu la radiothérapie bi nag ñu def ko ay pôles. mais ñaata appareil radiothérapie la ñu am fii Sénégal. pour le moment am nañu ñeenti léegi ñu ngi ci juróom. parce que hôpital Dantec am na benn. Dalal Jàmm ñaari appareil moo am bu nga xam ne su benn bi sonnee beneen bi relayé ko mu am benn ci privé bi bi nekk fii ci Corniche. après hôpital bu bees bi nekk Touba def nañ fa service de radiothérapie. foog nag ñu yónnee fa ay xaleel yu commencé di faj jigéen ñi parce que Touba quand même ça polarise beaucoup de régions. ñi nekk Ndar mun nañu ñëw Touba Louga Linguère ñooñu ñëpp dem faju yi Touba. donc suñ ko defee daal Sénégal dina cancer bi dina fajum cancer dina yomb ci malade yi. actuellement LISCA da ngeen di toog ay jamono yoo xamante ni da ngeen di ñàkk fond xaalis du am. dëgg la bu ngeen tollee ci situation yooyu ay jigéen ñëw feebar nekk ci urgence war a faju nan ngeen di def. waaw toujours dina metti lool parce que ku yaakaar ci yow nga ne ko amuloo dara yenn saa yi dinañu def gymnastique bu ne. am nañu ay partenaires yi nga xam ne ñoom dinañu lebal. mais yenn saa yi su bor bi baree dinañu taxaw. donc chaque fois dañuy ñaan askan bi. téléthon la ñu daan def chaque année. pour xaalisu téléthon boobu ñuy def loolu malade cancer yi lañ ko jagleel. du pour fonctionnement wu LISCA. donc loolu la dama koy wax. parce que entre 2020 2021 ñu ngi ci 637 malades yu ñu jël en charge. demoon nañu ba toog. bi ñu toogee au mois de février. ñëwoon naa fi nga invité ma. heureusement que amoon na kenn ku ñu dégg. bi ñu waxtaanee mu joxe 50 millions pour ñu. 50 millions. buggul ñu tudd turam te ba tey 50 millions sax doyul. waaye baax na. mooy ñi nga xam ne boobu la ñu ngi woon 256 malades yi nga xam ne comme tàmbali woon nañu te mënuñu woon àggali. kooku jox ñu 50 millions ci la ñu permettre ñu àggali. fajum 256 malades yooyu la donc depuis lors am na ñi nga xam ne ñu ngi joxe parce que gis naa ci compte bi sax benn femme 20 000 francs chaque année chaque mois mu viré ko dugal ko loolu yëpp ñu ngi koy sant parce que li may wax ñun ñëpp ay bénévole la ñu yaakaaruñu ci xaalisu LISCA li ñu tax a jug rek xam feebaru cancer xam li malade yi di dund ak feebar bi moo tax ñuy waxtaan ak askan bi pour ñu am yërmande pour vraiment jàppale malade yi. maa ngi gis jigéen bu commentaire léegi nee na dafa rus pour woote ci télé bi waaye dañuy waxaat rek moom li muy laajte yàgg ngeen ko wax naka ngay sentiré feebar bi moom nee na loolu la bëgg a xam laajal ma ko naka ngay sentiré feebar bi ci yow bu dee jigéen nga. xam nga feebaru cancer ween donj la. donj bu nekk ci ween. donj boobule
soo ko làmbatoo ba daj sa ween ba ci sa ween benn donj en fonction ci taille bi yenn saa yi donj boobule mun soo parce que li am solo soo defulee mammographie boobu ñu jàngal jigéen ñi naka la ñuy làmbatoo ween parce que jigéen bi nga xam ne su tàmmee di xool boppam dafa fokk weer bu nekk su paree fóot régalam mu jàkkaarloog seetu xool ween yi coppite bu ci nekk dina ko tàmm parce que su tàmmee xool boppam coppite bu ci am lum ci yëg wala lum ci gis te daaw ko gis wala daaw ko yëg rek war na ko alerter mu dem kër docteur su gisee mu am rougeur wala mu am lu mel ni góom loolu le war na ko alerter su làmbatee ba doj donj war na dem kër docteur su bësee cus bi mu gis ndox bu génn wala deret bu génn war na dem kër docteur parce que deret boobu signe cancer la mu làmbatu poqataan bi parce que poqataan bi li ñuy wax càqar bi li tubaab di wax adénopathie loolu le signe cancer la yenn saa yi am na ay cancer yi nga xam ne nit ki su mënul làmbatu su dajulee donj fekk donj bi mi ngi tuuti. bu ko dajul ci ween bi mën na koo daj ci poqataan bi loolu la war na dem kër lu mel ni càqaar mu dem kër docteur ñu seet ko donc jigéen bu ne une fois par an benn yoon ci at bi war nga dem ñu seet la même dara su la jotulee soo demee nga jël sa ticket nga ne docteur dama ñëw pour saytu sama bopp mu seet la yëpp nga ne ko mu làmb weenam parce que docteur yëpp am jot nga ne ko docteur dama ñëw pour nga làmb ma sama ween seetal ma sama buntu njurukaay mu seet la ne la amuloo dara soo waree def mammographie mu ne la defal mammographie mais li may wax jigéen ñi c'est pas parce que dañu demander une mammographie aux femmes qu'elles ont quelque chose par moment c'est une mammographie de dépistage donc mammographie boobu mooy rajo bi nga xam ne mooy gis tumeur bi nga xam ne loxo daju ko voilà donc parce que mën na ndaw mën na bañ a feeñ voilà donc appareil bi rek moo ko mën a gis loxo mënu ko daj c'est vrai que mammographie bi dafa xaw a naqadi parce que dañuy bës sa ween dañuy jël benn appareil. c'est désagréable mais mettiwul aussi. voilà parce que feebar bee ko gën a metti et c'est quelques minutes. en 2 à 3 minutes ñu defal sa radiographie nga dem sa yoon ñu wax la sa résultat nga sant yàlla. xaar ñaari at defaat ko. dem defi dépistage bi itam ne veut pas dire que da ngaa feebar forcément. voilà loolu itam nit ki warul xaar. ba nga gis dara ci sa bopp nga doog a dem. maa ngi lay wax nii defaguma bilan à mi-parcours du 1er octobre à aujourd'hui. On a fait 1500 femmes. te on a environ 500 anomalies. te loolu man daf ma metti daf ma alerté mooy ne jigéen ñi. dañu xaar ba octobre ñëw. te anomalie mooy lan maanaam am na ci ñoo xam ne am na lu ngeen gis ci seen ween. xam nga loolu le ba mu ko gisee démb ñu jox ma résultat yi daf maa metti parce que damay alerté wu ma ne kon sur 1500. on a environ 500 anomalies ñi nga xam ne ay donjalaak yooyu la. te wax ngeen ba tàyyi ci télé yi wax ngeen ba tàyyi ci réseaux sociaux yi. mais aussi ñàkk doole la. parce que ñi ñëw. 500 femmes yooyu yi ñëw parmi les 1500. C'est parce qu'elles n'avaient pas les moyens avant qu'on les appelle. xam nga pour dem junni déjà soo jugee je donne un exemple nga jugee Sébikotane. paas bi rek dafa metti. paas bi ba ñëw biir hôpital. xaalis la nga ñëw fay consultation 5000 francs. xaalis la ñu ne nga def bilan. xam nga yooyu yëpp xaalis la effectivement et donc comme ñoom dañu dégg ne ñun su ku ñu diagnostiqué dara. dañ lay bunge. dañuy bàyyi ba ñun ñu oote. loolu maa ngi koy rafetlu. dëgg la aussi maa ngi koy rafetlu mais loolu waruñoo yar feebar bi. waruñu yar feebar bi malheureusement il y a eu des cas suspects. su yàlla defee dinañ leen bunge. donc maa ngi ñaan askan bi daal. képp ku dégg wax bi sensibiliser à son tour vraiment ku bëgg sa yaay sa mag sa jabar. sa tante. parlez-en aux femmes que vous aimez. jigéen yi ngeen bëgg seen yaay seen i soxna seen i coro seen rakk yu jigéen seen mag yu jigéen seen bàjjen yi il faut en parler à toutes les femmes nous on en parle aussi librement parce que bëgg nañu tabou bi dañ numéro téléphone bi 88 628 20 20 oui faites. Appelé ngeen def seeni témoignage ku ci bëgg a def don itam dinañu leen jox numéro Orange Money ci Liska ngir ngeen mën a jàppale
LISCA mu jàppale ñi amee feebaru cancer 1000 francs xeebuñu ko 2000 francs xeebuñu ko 50 millions xeebuñu ko donneur anonyme boobu ñu ngi koy gërëm am na ñu mel ni moom ñu nekk fii ci Sénégal c'est vrai que puukare bi neex na maye ci xew 1 million wala 2 millions lépp neex na waaye jël xaalis bi tabbal ko ci luy jëriñ itam dafa ëppati solo moo tax taxawaayu LISCA sénégalais yëpp di ko rafetlu waaye rafetlu gi itam ku ci nekk ci wàll ba nga féetee man ci télé bi ma nekk maa ngi jéem antenne bi laa am pour ibbi ko jagleel leen émission ku ci nekk ci domaine bi nga nekk itam na nga fexe bu góorgóorlu jàppale suñu jigéen ñi bu ko defee ñu mën a mucc ci cancer du sein. Priorité au journal 12h59 ñu bàyyi leen ak rédaction bu télévision Futur Média Fatou Kiné Deme yaayu Cheikh Tidiane mu présenté leen xibaar yi bu noppee ñu àggali man ak docteur Fatma Guenoune moo jiite LISCA tey midi plus spéciale sensibilisation dépistage cancer du sein.